tey jii nekk bis bi nga xam ni bis bu màgg la màgg si nga xam ne ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ muy bis bi nga xam ni si la ñu jot suñu indépendance muy le 4 avril muy histoire su ñun di histoire suñu réew ñu tànn bis bi pour jagleel ko ay doomu sénégalais yi nga xam ni gis nañ ni saay-saay bi nekk si réew mi muy Jimbori Sall tënk leen jël justice réew mi di ko xeexee ak ay adversaire am politique ñun nag plateforme bi ay ndaw lañ ay jigéen ñi nga xam ni dañoo jóg fas yéene jàkkaarloog régime bi nga xam ni mën nañ ko tuddee ci nasaraan muy régime voyou lañ bi nga xam ni ñoom dafa am ay bànqaas yi nekk ci biir bitim réew mën naa ci jël misaal lu mel ni CEDEAO lu mel ni Nations Unies muy cour bu mag boo xam ni mi ngi ci bitim réew maanaam suñu réew am signature yoo xam ni État du Sénégal moom moo ko jël muy ay engagement au niveau des traités internationaux yoo xam ni dañ ko ratifié ñu gis ni Macky Sall depuis bu ko président Abdoulaye Wade bàyyee réew mi gis nañ ni boobu léegi justice bi maanaam dafa naax saay ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey loolu moo tax plateforme bi ñu dajale ne dañuy bëgg képp koo xam ni yaa ngi ci réew mi gis ni justice bi ni muy doxee jaarul yoon gis ni justice boo xam ni ay cabale politique lay def justice boo xam ni nangul bëre kenn Macky Sall mooy buur mooy bumbi ñun nag ñu jàpp ni ci réew mi lañu bokk nekk ay ndaw màggee ci réew mi jàngee ci réew mi yaroo ci réew mi am baat ci réew mi ñu jàpp ni jot na ñu taxaw ne Macky Sall doy na doy na doy na. ci kaw loolu dañoo gis tey mu nekk indépendance ñu jàpp ni comme que dañuy fête indépendance Karim Meïssa Wade nekk sénégalais boo xam ne ci biir sénégalais la bokk ñu xañ ko li nga xam ne ñun moom la ñuy fête tey xañ ko ku mel ni Khalifa Sall xañ ko ku mel ni Ousmane Sonko xañ ko yeneen doomu sénégalais yoo xam ni ñi ngi yeewoo ci biir réew mi ñii ñi nga xam ne génn nañ leen ci réew mi ñu ne Karim Wade gis nañ ni le 23 mars 2015 état du Sénégal ginnaaw bi ñu jëlee benn cour bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee CREI muy cour de l'enrichissement illicite bi nga xam ni gis nañ condition yi nga xam ni moom la ñu bëggoon pour naxasal liquider un candidat potentiel bu mënoon gagner présidentielle en 2019 mu utiliser ko comme moyen pour liquider Karim Wade yaakaar naa bi ñu si jógee gis nañ ni mi ngi jub jëmale si Khalifa Sall tey sénégalais yëpp gis nañu loolu moo waroon askan wi yëpp jóg ne doy na jàkkaarloog ak régime bi nga xam ni régime banditisme la muy le régime de Macky Sall war ni ko carrément que Sénégal moomu ko santul Sall santul Faye dañ ko kaa dénk loolu moo tax ñu jàkkaarloo pour waxtaan ak askan wi waxtaan ak suñu kilifa diine yi waxtaan ak kilifa aada yi waxtaan ak église bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllu ak yelleef doomu aadama waxtaan ñi nga xam ne ñi ngi suñu dëkkandoo si sous-région bi di artu ñëpp di leen wax ni que carrément que li xew fan yi si réew mi ñun njabootu Abdoulaye Wade xam mën nañ ko def kenn dàquñu ko waaye dafa am noo xam ne noonu la ñu yaree loolu la ñu santaane ndax 12 ans 40 ans bi fi pouvoir socialiste yi nekkee ay kaw-kaw la ñu woon je pense que 12 ans yi passé si la ñu xam yan réalisation le président Abdoulaye Wade def yan la ñu xam naka la ñu si la ñu xam ay autoroute à péage si la ñu xam ay aéroport Diass si la ñu xam ay réalisation ay école ay université yoo xam ni ñun si suñu génération bokkuñu ndaw ñi nga xam dañuy taal réew mi bokkuñu ndaw ñoo xam ni dañuy naxasal suñuy institution mais dañoo bëgg di lancer un appel au président Macky Sall ak régime bi fi nekk mooy que ñun waa kër Abdou Karim Meïssa Wade laajuñu ko amnistie laajuñu ko lenn liñ koy wax mooy na respecter accords yi nga xam ni Nations Unies ñoom foofu la ñu bokk te suñu bànqaasu réew yi nga xam ni moom la ñu am si biir réew nee nañu maanaam décision yooyu moo féete kaw
ak suñu justice su réew moo tax ñuy laaj ñuy demander le président Macky Sall le président Macky Sall di ko wax bëgg nañu nu mu gën a gaawee ak nu mu koy mën a defee ak nan la koy defee ak lu mu mënta doon ñun suñu yoon nekk si lenn rek la ñu soxla mooy la révision du procès de Abdou Karim Meïssa Wade le plus rapidement possible, sans condition et sans délai. loolu duñ ko négocier duñ si waxtaanu biir néeg duñ ko waxtaanee fenn si askan wi lañ koy waxtaanee si mbedd mi lañ koy waxtaanee je pense que loolu moo ñu dajale fii tey te di ko wax ni que bis bu ko deful li mu gisoon keroog dina gis lu ko gën a raw kenn nga ëpp ñu engagement kenn nga ëpp ñu sañ-sañ kenn nga ëpp ñu baat si réew mi dañoo bëgg le président Macky Sall mu ànd ak xelam ànd na xolam bañ a déglu saay-saay yi nga xam ni ñoom ñoo ko wër buggaluñ ko jàmm buggaluñu réew mi jàmm te yaakaar naa réew mi fi mu toll askan wi sonn nañ loof nañ xiif nañ jaaxle nañ mar nañ di wax le président Macky Sall ñun ñii de ay ndaw lañ moom moo ñëwoon fii Pikine digle ndaw Pikine ne leen dig na leen lu toll ni si 1 million emploi may laajte ñi nekk si biir Sall koo xam ni def na juróom-ñeenti at si réew mi joxewul 1 million emploi mu dese ko ñaari at ñetti at kese est-ce que suñu diggee 1 million d'emploi dinañu ko jox wala duñu ko jox. yaakaar naa ni Olof Ndiaye dafa ni mag buy jaaxaan di tur ndox su yaakaaree ni mi ngi tooyal keneen mi ngi nax boppam rek lay tur ndox jot na nag le président Macky Sall respecté delloo njukkal le président Abdoulaye Wade nee naa CV politique am soo si dindee nomination yi ko Abdoulaye Wade jox maanaam CV bi fit lay doon dara du si des tey gis nañu le président Abdoulaye Wade 26 ans yu mu def di xeex wàllum démocratie di xeex wàllum justice di xeex ngir Afrique di xeex ngir Sénégal di xeex pour jeunesse su Sénégal jeunesse su Afrique yaakaar naa ñun ndaw ñi war nañ ko mën a delloo njukkal ba nga xam ne injustice bi ñuy teg doomam ñu jóg taxaw jàkkaarloog saay-saay yi ba Abdou Karim Meïssa Wade ñibbi si Sénégal Macky Sall def projet bi nu mu gën a gaawee ñu dem porter candidature en 2024 bu ko defee ñu dégg ko Sénégal mu dindi Sénégal su guute bi nga xam ni moom la ko président Macky Sall ak ñi mu àndal tabbi. di jeexal di daaneel sama discours si département bi nga xam ni fii la ñu nekk muy département Pikine waa département Pikine dañ ma yóbbante ñu ne ñoom terre bi nga xam ni moom la Macky Sall taxawal soo leen déggee terre bi maanaam le président Macky Sall gis nañ ni ñeent na terre bi te terre bi dawagul suñ ko misaalee si wolof maanaam ñeent na doom joo xam ne juddoogul maanaam Macky Sall ñeent na doom joo xam ne juddoogul kenn gisagu ko dawagul demul fenn ba nga xam ne waa Pikine ñi ngi jooy xar na Pikine ñaar jël terre bi jaarale ko seen dëkk xar leen ba nga xam ne kenn ku nekk pour nga mën a jéggi pour nga dem beneen dëkk bi il faut que nga jéggi pour demee si dëkk yaakaar naa ñu ngi koy wax ni ndaw ñii nekk si plateforme retour de Karim bokk ko ak ay sénégalais yu bëri ñi ngi wax le président Macky Sall bëgg nañu Karim Meïssa Wade ni mu gën a gaawee mu réviser waat procès jox ko ay àq ak yelleefam ba mu mën a inscrire waat si liste électorale yi nga xam ni war na ko mën a tëj si fan yi ñu jëw en 2024 ñu porté candidature am ku man ni Khalifa Sall mu delloo ko ay àq ak yelleefam ba mu mën a bokk si joŋante yi di ñëw ku man ni Ousmane Sonko contrôle judiciaire bi mu ko def mu teggi ko teg ko si loxo teg ko si Barthélémy Dias ñi nga xam ni ay liberté provisoire la lay jox ñooñu ñëpp mu teggi loolu ñu xam Sénégal magistrat yi ñuy jooy mu delloo leen jox leen cëslaay li nga xam ni loolu mooy suñu cëslaayu réew. waa di beral nuyoo nag le frère secrétaire général le président Abdoulaye Wade di ko ñaanal gudd fan ak wér ba li ñuy yootu mu fekkee ko dund ko di nuyu tous les responsables du parti démocratique sénégalais
di nuyuwaat notre candidat l'espoir du Sénégal le président Abdou Karim Meïssa Wade di ko yóbbante ay nuyoo fi mu nekk yal na ko nuyoo yu fekk ci jàmm ak salaam. Karim président, Karim président, Karim président, Karim président, Karim président. waaw ma ñëwaat rek tey buñ fi toogee mbooloo mi ngeen di gis nii yëpp dañ fi toog ndax bëgg le président Karim Meïssa Wade moo tax mbooloo bi toog fii tey mbooloo bi fi toog tamit dafa toog fii ndax dañoo am nakar bi ñu am nag sénégalais yi yëpp a ko am tey nag ay xale yu ndaw ñoo fi toog parce que dañoo jàng ci politique te ki ñu jàngal politique mooy le président Abdoulaye Wade te ñu am ci Pastef tamit bu ko wéyee la plateforme de convergence pour le retour de Karim Wade mooy xale yii di toog nii rek ñoo taxaw pour xeexal Abdou Karim Meïssa Wade akam ak yellefam bi ko état Sénégal xañ bu ñu nee ak yellef nag bu ñu nee ak yellef instant bi ñëpp am ay problème même bu dul parti bi ñëpp a fi am problème parce que tey bu ñu nee 4 avril bisu indépendance te am na suñuy mbokku sénégalais ay citoyens yoo xam ne amuñu indépendance ku ci mel ni Guy Marius Sagna ku ci mel ni le maire de Dakar Khalifa Sall ku ci mel ni Ousmane Sonko ku ci mel ni Karim Meïssa Wade nga xam ne dañ ko jël fii Abdou Karim Meïssa Wade nga xam ne dañ ko jël déporté ko yóbbu ko Qatar ñu xañ ko akam ak yellefam kon ñoom amuñu indépendance képp koo xam ne muy dund ci liberté provisoire daanaka yaa ngi ci kaso kon tey loolu moo tax ñu toog fii di exiger nag l'état Sénégal ak justice am nañu delloo ak yellef Karim Meïssa Wade yu mu am sinon Macky Sall di ñu gis ci tali bi nous exigeons la révision du procès de Abdou Karim Meïssa Wade le plus rapidement possible sinon dinañ wàcc ci tali bi dinañ jàmmaarloo nguur bi fi nekk